Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. mbokki internet DKR 221 ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen émission la grande interview tey nag ñu nar a waxtaanee lu ñeel politique ak actualité bi nga xam ne moo am fii ci Sénégal ñu nar a ànd ak Moussa Diakhaté moom mi nga xam ne moo nekk parti bokk gis-gis bu président Pape Diop Moussa Diakhaté ñu ngi lay nuyu. soxna si maa ngi lay fay di nuyu seen internautes yi wu DKR 221 di kontaan lool ci jataay bi di ñaan waxtaan wi jur jàmm ak njariñ pour surtout seen internet yi ñuy déglu ak seetaan. voilà sunu première question bi ñu lay njëkk a laaj mooy yow ban jàngat nga am retour premier ministre bi nga xam ne Macky Sall da ko bëgg a indiwaat ci réew mi. poste premier ministre waaw dégg nañ démb ñu ni président daa fas yéene delloo si poste premier ministre ñu fàttali askan wi rek ni ñun waxoon nañ bi mu koy dindi ni politique moo taxoon mu dindi ko. amoon problème ci ku mu war a tabb premier ministre moo taxoon mu différer problème bi dindi ko waxoon nañ nag ni li muy jur mooy lourdeur administrative mooy yéexal liggéey ñoom nag bi mu koy andi daf ñu jaay lu ñuy wax fast track maanaam baral liggéey bi waaye kuy waxte yàlla rek tax di nga xam ni liggéey bi yéex na bu dee am na it des na xëy na looloo tax itam mu rendre compte que ni problème boobu mu taxoon mu def ko def rek waaye du lu gën c'est dommage nag que toujours bu politique taxawee ñu jël sunu institution yi di ko foye wala di ko utiliser te dindi poste premier ministre dafay am lu muy doye dal ci assemblée nationale parce que day tax li ñuy wax motion de censure dootul mënati am dissolution même de l'assemblée nationale après moom dootu ko mun a am loolu nag ñu jàpp ni ki ñu ñuy jiite war nañ vraiment di bàyyi xel loolu institution yi bëgg a fallu wala bëgg a toog ci nguur warul tax ñuy foye suñuy institution loolu rek tax li ma ci xalaat rek mooy amaat na problème politique moo tax mu ni na ko andi pour régler li ma gën a foog mooy ni problème politique la bëgg a régler parce que élection yi jëm mel na ni waa ji jàq na ndax fu ne gars yi war nañ ko fa ndombo mu xam ni moom la engagé moo tax mu bëgg ko andi donc bu dee loolu la ni ma ko xalaatee lajj lay wane rek nii ci liggéeyam lajj na ci wàllu fast track léegi nag lan la ñuy jaayaat waxoon nañu accélérer la cadence ñu ne déete waaye ñu ni fast track ñoom daal dafa mel ni ñoom ak gaaw dañoo wuute léegi nag daañu xool xam lan la ñu andil ci lu bees su boobaa aussi on va voir apprécier à sa juste valeur mais ñëpp xamoon nañ ni lii du dem ndax ñi ko mos a def yëpp delloo si waat nañ ko. mais yéen yow sax laay laaj kan nga yaakaar ni moom la bëgg a teg ci poste premier ministre boobu. bon man nag yàlla dafa def du ma def météo politique du ma def gisaane politique waaye li ma mënta wax rek mooy ki muy tànn moo lay wax lim ci namm man nag jàpp naa ni mën naa juum que ni politique bokk na ci lool li tax mu bugg ko def bëgg régler ay problème politique am kan lay doon du li am solo ki muy doon li am solo mooy ni juum na su nangoo ni juum na ba tey moo gën li ñuy wax mieux vaut tard que jamais ndax ñëpp xamoon nañ ni sans poste premier ministre président état gouvernement liggéey bi ci war du ñol maintenant ne ki muy andi moom moo ñuy renseigner ci lan la ci namm ndax président Macky Sall moom politique rek lay def du def dara ci neen lu mu def am na lu laxut ci ginnaaw ngir bañ a juum ci sunu waxin ndax man ñaare dama bëgg balaa may liyaar am lu ma gis wala am lu ma dégg comme dégguñu tur dégg gisaguñu ñu bàyyi ñu yónni yàgg xam ni yàggatul dara fii ak décembre dana tànn bu tànnee nag boo ma seetsee dinaa la wax lan la namm ci ginnaaw ndax chaque choix am na luy làqatu ci ginnaaw tànneef boobu. Moussa waa yéen ana président Pape Diop fan la làkkatu parce que seetlu nañ ni média yi moom dafa raar kenn gisatu ko ci. waaw heureusement bi nga ni média yi ani président Pape Diop mu ngi fii mu ngi nuyu waa Ndakaaru ne leen mu ngi ñëw jëlaat mairie bi ànd ceeg ñoom dafa raar waaw dafa raar ci média yi waaw dafa raaru ci média yi ndax boo seetloo ñaari at yi liy génn ci média yi vraiment jàpp ma ni cëru kilifa la mu ciy àddu loo dégg toj yàq jiiñante viol saagante xastante daa am foo xam ni boo fa tolloo daa am looy jombale sa bopp te itam may fàttali suma mbokku média yi ndax ci laa bokk ni communication dafa am lu ñuy wax communication média am lu ñuy wax communication hors média réew mi nag soo deful buzz génnoo ci télé yi saaga woo xaste woo dañu yaakaar ni existé woo foog yéen ngeen dimbali ñu ci loolu te kuy liggéey mënta ànd ak wax gis nga fu wax bari rek jëf néew fa
ñun nag président Pape Diop mu ngi fi mu ngi ci ay tournéem mu ngi ci ay proximitéem ndax bu yàggul rek wër na ci lu kenn yëgul dem xool situation gerte gi ci àll bi fële ci Saloum nan la demee waxtaan ak baykat yi ci prix bi état proposé ba pare di liggéey ci suuf président Pape Diop beneen bi koy tëj mooy ni du nitu wax nitu jëf la te réew mi nag li fi xew mooy wax ba sa yàpp saf ñeex te reyoo dara moom nag il préfère bàyyi ay jëfam wax place am. waaye lu tax waa bokk gis-gis ngeen bëgg dellu si waat maanaam président Pape Diop bëgg dellu si waat maire Ndakaaru jëlaat ko ci loxoy ñi fi nekk ni xaayaan ku dégg séeréer ndax li tax mu bëgg a dellu si moom président Pape Diop fa mu bàyyi woon Dakar fa la Dakar nekk ba tey. yéen gisoo leen ni am na ay changement yi nga xam nga ku ma xam ni dama farnaam waaye rus naa wax loo xam ni ku ko dégg xeeb ma 2012 ba léegi en terme d'infrastructure ma fàttali ne Pape Diop bi mu ñëwee def na fi 8 centres de santé def SAMU municipal bi ñëpp di coow def hôpital gériatrie de Ouakam def centre ophtalmologique bu Abbas Ndao andi ay gis nga li ñuy wax ambulance médicalisée mu ngi njëkk a am ci gestion wu président Pape Diop moom mooy ki ko njëkk a def ubbi école infirmière de santé def ko loolu ci wàllu santé la moom moo taal lamp yi président Pape Diop poste millénaire président Pape Diop la place souvenir président Pape Diop la les devoirs liberté si nga gis ni éclairage bu président Pape Diop la boobu ba léegi wax leen ma lan lañ projet pavage bi ñuy wax sax bu njëkk dallage la tuddoon 2009 bi ñu fiy jógee fa lañ ko bàyyi waaye kiraama réussite président Pape Diop mu ngi ci budget bi muy ñëw ville de Dakar 12 milliards la fa fekkoon ba mu fay jógee bàyyi na ko 44 milliards bi muy ñëw ville de Dakar 2000 investissement 2 milliards la woon ba mu fay jógee bàyyi na ko 18 milliards te boobu ba léegi na ma kenn wax ni ma tabax bii ñi remplacer président Pape Diop def nañ ko fi ne ma tali bii ñi remplacer président Pape Diop def nañ ko fi ñu jàpp nag ni comme ñi ñëw defuñu lu gën la mu defoon moom dafa amoon projet bëgg a yeggali lii moo tax mu bëgg dellusiwaat jëlaat Ndakaaru dimbalewaat nit ñi sur le plan social ndax bi mu fiy mujj moom président Pape Diop bi muy jël mairie bi li ñuy wax caisse d'assistance sociale boobu 250 millions la woon moom bi mu ñëwee yóbbu na ko 750 millions lu waaye xamadi dégg yu woy bi ko Youssou Ndour woy boo sañoon Dakar mel ni Paris lu ngeen doon gone fàttaliku li ko fi ndongoloo woy ndax liggéey bu mu doon def Ndakaaru comme nag Dakar dafa xaw a tardé ci fukki at ak ñaar yu mujj yi mu bëgg dellusiwaat nag am fu mu ko jëlee am fu mu ko yóbbuwaat lii mooy tax comme li mu fi bàyyi woon kenn deful lu ni toll kenn deful lu ko ëpp te li mu doon def yeggul lii moo tax président Pape Diop bëgg ñëw ànd ak Dakar yi soppi Dakar taalaat lamp yi parce que insécurité bi bëriwaat na tali yi yàqu nañ defaraat tali yi taalaat lamp yi mais surtout créer de l'emploi pour les jeunesses parce que bi mu ñëwee mu ngi fekkoon andi na au moins 1000 et quelques emplois junni ak lu topp ay ndaw yu mu jël ba pare andi li ñuy wax crédit municipal permettre jigéen ñi ñu leen di mën lebal xaalis ñu liggéey loolu nag vision la loolu ak orientation la boobu ba léegi amul lenn lu ci tegu lu nit mën a teg loxo réellement en termes de projet d'envergure moo tax mu bëgg jëlaat Dakar soppi xarxanamu Dakar ànd ak ndaw ñi jàppale jigéen ñi faj mag ñi ñu développer Dakar lii daal moo tax ñu bëgg dellu si ci lu yàggul jëlaat Dakar parce que le meilleur maire nag ku weddi laajal Ndongo Lo wala nga laaj Youssou Ndour. waa Moussa est-ce que yaakaar nga ni seen parti bii di bokk gis-gis moom dong mën na yóbbu Pape Diop ba accéder loo ko mairie Dakar ndax xam nga yéen bokkoon ngeen ci coalition wàllu après ngeen génn est-ce que yéen coaliser gënu leen arrangé wala. waaw coalition wàllu génnuñu dañoo boddi wolof dafa jafe génn mooy nga ànd ak nit ba mu yaax nga ne dematuma dem naa sama yoon boddi mooy ngay ànd ak nit jéggi-jéggi ni dem nañ bàyyi la expliqué naa li ci xew yépp Sénégalais yi dégg nañ ko ba tax na ñun moo tax ñu ngi demal suñu bopp gis nga politique fi àddina toll ay dynamique moo am solo ay groupe mooy am solo mais groupe yi na fekk dëgg lal ko na fekk sincérité lal ko na fekk nawlante lal ko ndax ànd balaa muy am njariñ solo askan na fekk ñi ko seq nawlante respecté su amulee rek dañuy nax suñu bopp nax askan wi ndax Pape Diop ak bokk gis-gis rek mën naa gagner élection dama ne parti politique yëpp suñ boolee mënuñ gagner élection ñiy gagner élection mooy ñi toog seen kër li ñuy wax majorité silencieuse Dakar waa bi toog këram tànn ci candidat yi xam ni Pape Diop mi liggéeykat la Pape Diop mi nit ku jub la Pape Diop mi jullit la Pape Diop ku dal la ci tànneef googu la koy tànnee mais nag il faut mu am appareil il faut mu am organisation bu porté loolu tax bokk gis-gis dem mais ñun li ñu mos a gëm
ku ma mos a déglu ku ma mos a suivre mooy ensemble moo gën mais ensemble na fekk aussi nit ñi nawlante na fekk aussi nit ñi respectante kaa ñu ànd koo ko waxee gor mu xam boppam moom itam mu wutali boppam lii rek a fi am mais gëm naa ni élection yii ñu jëm parti yi dañuy organiser wu rek appareil la ñuy joxe mais ñiy voté mooy ki taximan bi mooy journaliste bi mooy menuisier bi moom mooy ki toog këram di toog di seetaan bokkul ci benn parti waaye pour Dakar mu ni kat pour Dakar damay tànn kuy liggéey damay tànn ku jub parce que jikko dafa am solo. politique bi léegi dafa da ngay gis nit tey ngeen xamee nga tagg ko suba àndu leen nga xas ko ba pare ñun ñiy politique dañu war a uti métier am lu ñuy liggéey parce que gis nga soo yaakaaree lépp ci politique moo tax mu lay jaral lépp mais nu ku ne dafa war a am lu mënal boppam am lu mu sañal boppam day tax mu garder ngoram et puis buy def muy def ak conviction loolu la président Pape Diop def ndax lu waay xamadi xam ni c'est un opérateur économique bu mënal boppam démb tey door a ñëw loolu waxuma ko président Abdoulaye Wade moom moo ko wax fii bi nga xamee ni waajuram bu jigéen wàññeeku na mu ni président Pape Diop daan na jàpp lool ci PDS ku mënaloon boppam la moo tax itam loolu tax nga koy gëj a gis léeg-léeg parce que nag nekkul un politicien professionnel day xëy liggéeyi bu dara jotee ci réew mi mu taxaw wax ko dox ko jëfee ko mais encore une fois lii rek moo tax président Pape Diop doo ko dégg lii rek moo tax ma gëm ni bokk gis-gis bu dee ñiy tànn muy ñi ci kër yi ñi farul fenn jàpp naa ni ci ñiy wut réew koo ci xool passeem koo ci xool parcours am koo ci xool jikkoom jàpp naa ni Pape Diop c'est le meilleur candidat te Dakar li gën lañ bëgg te jàpp naa ni kon Pape Diop la ñuy fal donc parti yi am na ci solo mais li ëpp solo mooy askan wi toog seen kër tey wote. mais yéen seen parti bi ndax am nañ ay candidats ci yenn gox-goxaat yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal parce que bokk gis-gis moom soo koy dégg leader bi rek ngay dégg Pape Diop. rek la ñu xam waaw parce que yow da nga doxul parce que yéen ñii bañ nga ba pare da ngeen tuddee seen bopp DK 221 Dakar ngeen yem su ngeen demoon Mbacké xam ni l'honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké moom moo jiite département ba. ki nekk maire Mbacké tey ji Cheikh Abdou Ndaw moom moo jiite bokk gis-gis li si bokk gis-gis boobu soo demee Mbirkilaan da nga fa fekk Jéeri Cissé soo demee Saraya da nga fa fekk ñoom Ablaye Ba soo demee Koungheul boo demee Kër Massar gi soo demee Matam soo demee Kidira soo demee Tamba en somme fi ñu yaakaar ni mun nañ fa dem gagner dem nañ ci au moins 150 collectivités locales parce que élection aussi du fo dem ci élection pour turu dem pour man dàpp naa ne ñàkk avec askan wa nga nekkal la donc moo tax ma ni ñun nag dañoo boolewul dara ak wax ñun suñ lépp jëf la te dañoo doxul ci buzz li xew léegi woo télé yi yuuxu def nit ñi léegi dañoo mature nit ñi léegi dañoo mën a ràññee xam ki leen amal njariñ kiy wax li am solo que waxantu léegi li xew ci télé yi da ngeen di xëy di tàllal nit ñi micro yi sama classe gi di xëy di wax suba ba ngoon jot te ñaare duñ woddu wax yi du am worma te du am profondeur ay waxu xaxar la ay waxu saaga la ay waxu xaste la ñun nag moo tax ñu préféré def communication hors média daw leen yéen làqatu ci suuf liggéey bàyyi nag mu jeet bi ngeen gisandoog Sénégal yépp sunu liggéey te incha allah local yi ñu jëm di ngeen ko gis bu baax a baax. mais Moussa tamit baax na tamit ngeen di génn ci média yi de yaa ngi koy bañ de mais baax na ngeen ciy génn comme ça askan wi gis leen ràññee leen xàmmee leen. waaw lu am solo la bu fekkee yaa ngi seetlu média yi di nga gis ni man du am semaine boo xam ne ni doo tooguma ci plateau télé wax mais nag wax na fekk la nga war a wax am njariñ waxantu amul solo wax pour xaxar amul soxo wax pour saaga amul wax pour xaste loolu am léegi da ngay déglu yenn homme politique yi mais doo bugg sa def politique te politique lu noble la élégance la. dogguma la sax mais tam est-ce que yaakaaroo ni population bi askan wi tam ci boppam ñoo bëgg loolu. waaw l'askan wi est complice je donne un exemple man 2014 candidat laa woon. fële ci Dakar Plateau parce que fa lay militer ma dem seeti un groupe de jeunes waxtaan ak ñoom ba pare ci programme ci orientation ñu déglu ma bi may dem ñu ne loo fi bàyyi tu as vu l'idée comme quoi que léegi ku am xaalis mobiliser ku am tissu et consort ñu topp la loolu nag moo war a jeex mais heureusement ñi koy def ñu ndaw la gis nga ñi am fu la fayda ñu ngi toog seen kër téye seen carte xool ki gën ci ñoom ñu dem votel ko loolu aussi moom moo tax parce que ñun ñoo bëgg naturellement sénégalais moo bëgg sensationnel suñu xëyee ñun ñëpp suñu rajo yi la ñuy taal ñu ci bëri duñ déglu sa journal revue de presse la ñuy déglu ak yenn émissions yi pour bañ a def publicité ay bu dee ñoom amet ngay déglu wala ñoom doy baan fële après ñu def ko nag sujet d'actualité duñu dem liggéey dañuy xëy di wax suba ba ngoon jot yéen nag yéen ni politiciens yi dañuy xëy di politique suba ba ngoon jot Pape Diop dégg li ngeen wax dem liggéey ngeen ne ko gisuñu la lan ngeen bëgg su nit ñi waxee ngeen ne yéen suba ba ngoon jot politiciens yi wax rek ngeen di def du 1er janvier au 31 décembre da ngeen di politique rek
moom mu ni day dem liggéey nga ne ko kenn gisatu la kenn déggatu la heure bu wax jotee y a une semaine mu ngi woon 2S te ci kanam di ngeen ko gisaat mais moom day wax su wax jotee te kilifa na moytu wax ju bari su yàggee asakate ciy génn te mën na laa lor li ngay gis ñi dal ñëpp yaa ngi dégg vaar li dal nit ñi yépp ci vaar mooy wax lu la wóorul wala wax loo gëmul président Pape Diop nag ñu ngi sant yàlla waxam bariwul waaye fulla lay wax fayda lay wax li ci des nag ñu bàyyeeku ñun ñi nga xam ne ñoo yor communication bi saa yu ñu waree wax génn décliner suñu vision suñu position ak suñu ay proposition d'accord ñu àddu jëmale ko ci élection locale yi nga xam ne moo war a am le 23 janvier 2022 ndax yow yaakaar nga ni transparence dina am ci élection yooyu la. élection yooyu de moo ci war a am même bu fekkee seetlu nañ ci processus bi ay lajj yu bari ni ma la ko waxee woon te njëlbeen ni la carte électorale bi defe naa ni su ma juumulee danañ ko jot ci fan yu néew pour mën a apprécier ñi bind woon ndax ñu ngi ci liste ba ndax li ñu daloon ci élection présidentielle yi dootuñu dal maanaam jël ay nit yóbbu leen foo xam ne nii duñ fa voté mënuñ jot seen carte primo votant yi mënuñ jot seen carte électeurs yi yooyu yëpp ay éléments la yoo xam ne dafay gàkkal élection ma jàpp rek ni bii nawetaan la ku ne sa gox yaay surveiller ña fay voté te di gëm naa ni aussi dinañ ci liggéey en tout cas transparence dafa bokk ci liy andi apaisement day bokk ci li tax nit ñi di nangu bu résultat yi génnee mais transparence aussi dafa am xeex bu koy maye taxawaay bu koy maye moo tax may wax opposition bi waa opposition seen wujju du waa opposition yéen opposition benn adversaire ngeen am moo ñu nekk ci pouvoir bi mais malheureusement dama gis ni kujje gi ñoom seen biir ñu ngay jetante ay pierres. loolu nag day andi. moom laa la doon bëgg a wax sax kujje gi ndax ñoom xam nañ loolu. dañ ko war a xam c'est que kujje gi aussi bu ñu ñemee dëgg yàlla moo ko moom. dafa am ay agenda caché nit ñi bokkuñu ay yitte ci li ñuy doxandoo mën nañ ko yuuxu nii ci kaw rek mais ku nekk am na loolu làq si ginnaaw. dafa manque un discours de sincérité. dafa manqué j'en veux pour preuve dégg naa fi Bougane Gueye Dany bi mu génnee ci Yewwi mu wax ay affaire bon du ma àgg ci wax ji ne dañuy lekkante dañuy dangam mais boo xoolee investiture yi ni mu demee ci biir këpp ku jëyi da ngay xam ni ci classe politique bi de manière générale da ngay xam ni enjeu yi day tax léeg-léeg nit ñi di jël yenn position yoo xam ne pour man c'est pas honorable parce que pour man politique élégance la pour man politique grandeur la pour man politique noblesse la malheureusement duñ ko gis léeg-léeg mais ku jégi su bëggee élection yi mu surveiller ko dafa war a am lu ñuy wax solidarité entre l'opposition ñu bay xam ni seen adversaire du ñoom seen biir waaye ñi ñu jàkkaar loola ba pare ñoom ñu joxante ay loxo superviser maintenant li des mooy distribution carte électeurs yi yu mujjee def ñu veillé ci te bañ a toog rek ba jour élection ba ñu génn télé yi di wax ak console ba pare jour élection yi aussi seen représentants yi ñoom seen biir ñu fexe ba mat ci gox yi mën a superviser le vote pour que mbiri jaar yoon dans l'intérêt de tout le monde. léegi seen diggante maanaam diggante Pape Diop ak ki la di ancien président de la République du Sénégal maître Abdoulaye Wade ndax yéen a ngi déggante ba léegi ndax ñu ngi gisante ndax aussi am nañ ay relation amicale. mais du relation amicale relation fraternelle. man mii di wax ak yow je suis un wadiste comme Pape Diop. Abdoulaye Wade kilifay Pape Diop la. Pape Diop def ko kilifa. bi mu ko gisee yàggul. bi mu demee France dem na ziyaare ji ko seeti ko seen diggante ñoom ñaar mburu ak soow la dara doxu ci du ñàkk nag léeg-léeg am ñu bëgg position am nga diggante nit ñi daa am nit ñi bëgguñ nit ñu juboo bëgguñ nit ñu ànd mais ku xool doxalinu Pape Diop jamono yi ba muy politique ba léegi ak Ablaye Wade nga xam ne ni sans faute la def ak le président Wade et jamono ju nekk da koy jox cër bi ndax loolu la président Wade Pape Diop est un héritier du président Wade tey mën naa ni mooy taaw président Abdoulaye Wade ci jëf ci dox même ci liggéey ñoo niroo jikko ci yéwén gi ci xër gi ci yaatu gi ci woyof gi ba pare ñu bokk nag lu ñu mënta séddoo ñoom ñaar muy Serigne Touba Khadim Rasoul di sunu Serigne di sunu yaakaar tey ak ëllëg ñu nekk ay libéraux mu ni moom président Pape Diop li mu am yëpp mu ngi ko amee ci keppaaru président Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade gémmiñam sama nopp ni PDS bu tollaan diggante président Pape Diop moo ci doon jàpp ndax bokk na ci li tax bi war a tànn jotee mu tànn jox ko mu liggéeyal ko mairie Dakar ak assemblée nationale ak Sénat donc diggante boobu altine la ak talaata bés doxu ci même bu fekkee am na ñoo xam ni peut-être yu mel noonu du leen neex waaye li ma la mën a wax rek mooy Wade reste un grand maître boo xam ne ni président Pape Diop comme ñun ñi ànd ak président Pape Diop dañ ko jox cër boo xam ni jàpp naa ni dootuñ ko jox leader politique ci kaw suuf
parce que nous sommes des wadistes. Pape Diop est un bon libéral, un bon wadiste comme man mii di la ko wax. diggante Wade ak Pape Diop jàmm rek incha allah. yow ban jàngat nga mën a am ci charte de la non violence bi nga xam ne ñenn ñi nekk ci opposition bi dañu duñ ko signé. jàmm gis nga lu dul jàmm ko gën. ku ne nag am nga sa sañ-sañ waaye lu waay dox ci lu jàmm doyul ndax balaa nga koy xam nga xam ñàkk jàmm li muy jural askan balaa nga koy xam nga dem ci dëkk bu ñàkk jàmm amul ñoom jël nañ waaye yeewi seen responsabilité paraît-il ni dund ko signé ñoo xam seeni raison ñun de laa waxuma la signé bi moom la ñuy doxee parce que signé yomb na non violence ki koy incarner dans l'opposition ci jëf ci wax ci doxin ci jikko c'est le président Pape Diop et le bokk gis-gis. mais daal mën na ni yéen kon di ngeen signé. déggoo li ma la waxuma la signé dañ koy jëfee ñaata yoon la nit signé lu mu deful ba pare tam ñu waxante dëgg laytaayu jàmm mooy dëgg mooy jubal mooy yemale suñu woowee nit ñi nañ signé nañ wax ñu yor nguur gi itam parce que munuñ ni dañu woote jàmm président su génnee di xëpp nit ñi di waxe consort parce que tam dëgg yàllaa ko moom boo waxee ñii ne signé leen da ngay wax ñeeni yem leen da ngay yemale ñëpp ndax laytaayu jàmm mooy dëgg mooy jub mooy yemale su amul itam day andi jeng te su boobaa itam day jur leneen. moo tax sax ñu naan waa CUDIS ñoom dañoo xaw a def parparloo ci seen charte bi. su dee parparloo am na du jur jàmm ndax jàmm li koy jur mooy dëgg li koy jur mooy jubal li koy jur mooy yemale ndax laytaayu jàmm mooy li ma la wax nii rek moo tax ñun ñuy invité au-delà de signer mu nekk des comportements parce que je fustige yenn propos violents yi yu arrogants yi yu insolents yi nga xam ne ni ay acteurs politiques ñu ngi koy tenir parce que sunu ay doom sunu ay jarbaat dañuy seetaan te réew mii nag dafa am baax bu fi am mooy nit lu muy wax na woddu ay kàddoom na yiwal ay jëfam ba bu ëllëgee xale yi nga xam ne ni ñu ngi ñuy seetaan di ñu déglu mën a roy ci ñun ndax du discours violent discours arrogant discours insolent du sunu moomeel du sunu cër soo Puritain Fall ku mag mu mënoon opposé wu la woon mais ci ay opposition daanoo ci dégg saaga daanoo ci dégg xaste président Ablaye Wade mag mu mënoon opposition lool mais daanul saaga donc loolu lay ñaan la jeune génération aussi ñu bañu versé wu dans ça bañ di saaga bañ di xaste te ku nekk nag jël sa position assumé ko te ñu nangul ku nekk aussi position ak style am mais man daal ak président Pape Diop ak Bokk Gis Gis ci sunuy jëf ci sunuy dox violence du ci am insolence du ci am arrogance du ci am parce que dañu gëm ni bokkul ci politique da cee wàll si. d'accord mais yéen nan ngeen gisee yorin bi nga xam ne président Macky Sall yoree na ko réewum Sénégal. loolu kay jàngaru mag la féppay métti lim ñu diggoon dafa am pour man le président Macky Sall xam nga ni président deful dara pour man du discours bu sérieux sax mais dama jàkk ni dafa juum ci ay priorité yu ci bari nag da ci juum am na ay projets yoo xam ne ni bonul baax na mais yu ci bëri dañ ci juum xam nga terre bii liñ ci def ci milliards boobu ba léegi mënta bouger c'est autant de choses yoo xam ne nii c'est des choses à améliorer à corriger mais problème mu gestion président Macky Sall du sa gestion physique mais c'est gestion morale le bilan moral soo ñëwee vendre nit ñi gestion sobre et vertueuse ñu gis ni ngay doxee ku àndul ak yow nga dóor bundu xataal ku ànd ak yow nga làq bi président Macky Sall ñëwee ba léegi kan ku ànd ak moom nga dégg ñu ne teg nañ ko loxo wala sonal nañ ko yooyu def mooy andi frustration mooy andi découragement même de l'administration loolu mooy andi nit ñi di mer di gedd di génn di boddi ba tax na demal nga laaj baykat bi ndax léegi la nekkinam gën a neex demal nga laaj taximan bi ndax léegi la nekkinam gën a neex demal nga laaj ku nekk sa bopp doy na la misaal pour nga xam ndax réew mi dox na ni ñu ko bëggoon am déet. Il y a des pas quand même qui ont été faits dans certains domaines mais sur les questions de valeur jàpp naa ni daf ci échoué trop ndax moom benn ci lim ñu waxoon lim waxoon ci apologie li mu waxoon ci transhumance defoon apologie bi xeex ko wax fi li mu fi wax après daf ko ériger en règle moom daal dafa am ñaar yi may wax gars yi ñu may reetaan xëpp ak xupp soo ko sonalee mu xëpp la boo kiyee mu xëpp la décret wala dara nga ñëw fekk si ko yooyu nag baaxul ndaw la il termine son mandat il peut toujours rectifier le tir honnêtement am na yu mu def avec PUDC dans le milieu rural en termes d'infrastructure pour dire vrai ku dugg ci réew mi honnêtement am na ci ay évolution
mais am na yoo xam ne ni moom ay lajj yu mag la yu ñu war a corriger mais moom pour mu sauver la face il termine un mandat jeexal dem dafay dugg ci histoire Sénégal wala di Afrique guléet un président organiser élection yu mu dul bokk organiser ko ñu tànn président dans la manière démocratique mu dem xëy na mën na am après promotion Nations Unies wala feneen mais daal li am solo ba am solo mooy li ñuy xaaree Macky Sall yëpp président Macky Sall mooy que mu bañ a forcer un troisième mandat du baax ci moom du baax ci réew mi te du baax ci démocratie. D'accord suñu dernière question nag mooy mairie Dakar bi naruta yomb de parce que gis nañ Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xam ne moom la waa Benno Bokk Yaakaar boot gis nañu tam keroog Barthélémy Dias mobilisation bu mag bi nga xam ne def na ko yow loolu ban jàngat nga ci am. waaw jàngat bi ma ci am mooy mobilisation moom dama ci am un très mauvais souvenir dernier meeting mu président Abdoulaye Wade en 2012 fii ci deux voies yi wetu kër Cheikh Béthio yàlla na yàlla yokk ay leeram moom Cheikh Béthio moom RFI da daan wax naan est-ce que amuñu 1 million de personnes ci mobilisation bi bañ demee élection gis nañ li ñu daal dañu yóbbu deuxième tour donc baromètre bi ci élection du mobilisation ndax ku am xaalis mobiliser ku am moyen mobiliser baax na nag parce que day haranguer foule day accompagner day sawarloo say militants mais élection bi ñu jëm dafa am changement bu ci am mooy léegi ce n'est plus les listes de conseillers qui désignent le maire citoyen bi teew këram mën na tànn maire am directement loolu ñun ñuy politique dañ koy fàtte te ñun ñoo gën a néew donc li ëpp solo mooy am un programme conséquent du mënoon na métti ci ñun su fekkoon ne bi Pape Diop jógee Dakar ba léegi dañ def lu ëpp leen fi defoon kon su boobaa dañ daan jarul Pape Diop di ñëw waaye je défie quiconque ni li fi Pape Diop def kenn defagul genn wàll gi te ñi ko bëgg a laaj ñoom itam nañ ñu wax lu ñu def fañ def Abdoulaye Diouf Sarr fu mu nekk maire du Yoff lu mu def ba Yoff waaye Yoff seen bopp am na ñu àndul ak moom Barthélémy Dias Sacré-Cœur sama xarit la ku am fugg la mais jàpp ma ni am na étoffe nekk maire Dakar parce que xam nga maire Dakar dafa war a coordonner les 19 maires dafa war a am jàmm ak les 19 maires loolu dafa bokk ci personnalité ki war a nekk maire Dakar un homme de consensus nga bañ a va-t-en-guerre am na loo xam ne d'accord ma ko ci discours am mais ay mooy du ma liggéey ak le président Macky Sall parce que su ma nekkee maire Dakar ba xëy na loolu discours guerrier la mais du discours réaliste parce que communes yi maires yi c'est des décentralisations de l'État ay moomeelu état la yu ñu jox askan wi mu nit mënu ko jot te bañ a liggéey ak ki nga xam ne nii moom mooy état central te état central ki koy symboliser mooy le président de la république bref candidat yi daal li mu ci gëm gars yi koy laaj yëpp amuñu expérience bi amuñu étoffe bi te ku nekk na wax fa mu nekkoon avant muy laaj mairie Dakar lu mu fa def ba nit ñi war koo mën a wóolu pour mu laaj mairie Dakar parce que mbir mi kat nag am na expérience bi de Sacré-Cœur waaw Sacré-Cœur demal nga laaj waa Sacré-Cœur Mermoz et puis c'est un garçon c'est un monsieur sa xarit la suma xarit la qui a du mérite politique mais pour man ñoragul pour gérer mairie Dakar soo ni Barth Bamba Fall bu ñu la ko waxul c'est neexul ni mu war a neexee suñu ne la Barth Alioune Ndoye neexul ni mu war a neexee mënoo jiite même avec Samba Bathily Diallo déggoon nga fi coow li maire Dakar nag daa war a boot toute maire ndax Dakar en réalité du territoire Dakar ay communes ñoo ko composé ki ko war a jiite daa war a mën a wax ak ñëpp ki ko war a jiite daa war a mën a seq jàmm ñëpp mais li ci ëpp solo day un homme d'expérience parce que Dakar c'est la capitale du Sénégal defal liste ñi mos a jiite Dakar ñëpp ay kilifa yu mag leen am jaar-jaar yu bari c'est vrai que Barth nekk na maire Sacré-Cœur nekkaat maire Sacré-Cœur mais jàpp ma ni doy na pour gérer la ville de Dakar parce que la diplomatie municipale dafay laaj carnet d'adresse bu fourni di mën di wax ak ay président di mën di wax ak ay chef d'entreprise yu mag parce que Dakar nag c'est la capitale du Sénégal du ku nekk lañ koy jox c'est vrai moo tax ma jàpp ni candidat bu nekk daal na def bilan la mu jotoon a def fa mu nekkoon bàyyi Sénégalais yi wala Dakar waaye ñu tànnal seen bopp mais jàpp naa ni kenn du ci moromu Pape Diop ci wàllu bilan ci wàllu surtout posture mais ci wàllu jikko en tant que homme politique de manière générale. D'accord Moussa Diakhaté sa dernier mot. sama dernier mot mooy ñaan yàlla ñu dem ci élection yi ak jàmm ak salaam wax yow Dakar waa bii voté pour une première fois am nga occasion tànn sa maire bu ko tànn ngir xër bu ko tànn ngir passion bu ko tànn ngir xaalis mais tànn ko parce que da nga bëgg Dakar bi nga bëgg ça dépend ci maire bi ngay tànn bu dee liggéeykat la seetal ku mën a liggéey nga tànn ko sinon dinañ ko rëccu fii juróom at di ñëw su ma sañoon nag nga tànn Papa Diop ndax li ma la wax ni def na ko ci Dakar ndax dafa am lu mu bëgg a yeggale ci Dakar def ni ko Youssou Ndour di waxoon Papa Diop soo sañoon Dakar
dàq Paris mel ni Dubaï jërë ngeen jëf. lay remercier bu baax di la jaajëfal ci sa disponibilité cher internaute lii nag lañ leen fi indiloon tey ci seen émission la grande interview aussi maa ngi jaajëfal sama caméraman bi ma àndaloon di Pamodi kon nag ñu ngi leen di jox daje ba beneen yoon incha allah merci beaucoup.